maintenant votre horoscope du jour. Horoscope du jour. Seydina doxalal. jërëjëf Al jërëjëf ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy teewlu jamono bi nii comme ni ñu koy faral di defee saa su ne ci waxtu wi dañuy dem ci seen horoscope ci kàllaamay Kocc ci pàcc yi nga xam ne def nañ ko ci fukki signes yi ak ñaar yi ñu koy dooleel ci ñi nga xam ne ñoom ñooy bélier yi ñu ne bu dee ne da ngeen nekk ñoo xam ne ay célibataire ngeen maanaam yéen amu leen jëkkër amu leen jabar da ngeen nekk ñoo xam ne kenn bëggu leen mu ne na nekk li nga xam ne na ngeen fexe ba yéen ci seen jëm bopp ngeen mën a accéder maanaam indi bonheur ci seen biir xol li may te doon wax sànq ismas mo fil bi moytu leen mu dal leen jarul stressé indi leen mbégte ci seen biir xol yi ndax loolu mun a jàppandi mu ne bu fekkee da ngeen nekk yéen couple ngeen nit du rëy defal premier pas bi pour indi juboo àdduna mu solo waaw loolu moom garaawul quoi lépp teraanga la lépp teraanga te lépp nettali la te nettali na rafet ëllëg ñu dem ci ñi nga ci santé mu ne ñoom dañu nekk ñi nga xam ne tension nerveuse dañuy nekk à l'abri donc kon bélier yi tey lépp lu jëm ci xeetu mbiru mer ak ay xaabar ak kalang-kalang yooyu yëpp jarul ko bàyyil mu sedd ci wàllu professionnel mu ne ñoom dañu nekk nit ñi nga xam ne jarul it ñuy bàyyandiku àdduna nii la même ci da ngay nekk joo xam ne di liggéey mais day may obstacle yoo xam ne dafay taxaw ci sa kanam léegi nee na obstacle yooyu ci journée tey bi jarul nga ci accorder benn importance comme daal bélier yi ñoom tey li ñu leen bëgg a wax daal en grosso modo mooy àdduna mu solo ñu dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy tóoroo yi kan la laaj yow kan la ci mayte ok mu ne tóoroo yi mu ne ñoom dañuy nekk ñi nga xam ne bu dee célibataire la mayte am na ku ko bëgg ba pare mais ñi ñu bëggagul mu ne ñoom dafa am li ñuy wax maanaam coup de foudre day am dans l'air maanaam nekk ci jaww ji coup de foudre loolu lay dafay nekk loo xam ne dafay taxaw ci célibataire yi léegi ci biir loolu nee na nañu ibbi seen i bët ne ko cuk pour bu rombee rek ñu jàpp dégg nga wax jees ga bu rombee rek ñu jàpp mel na génne buy rëbb waaw bu kéwél bi ne këlam mu ne ko kartam voilà donc kon célibataire yi ñoom tey loolu la ñi nga xam ne nag dañu nekk couple comme genre xeetu mayte gi mu ne ñoom dañu nekk ñi nga xam ne ambiance bi amoon xam nga weeru koor beeg yooyu yëpp ambiance yooyu doon am yooyu day xaw a tegandu ci suuf nee na fi ne ni ambiance ba woon ñëwaat na mën naa tàmbali na sax moo koy dañoo stand by waaw léegi nag mbir mi gën a jolli mu ne ci wàllu santé dafay nekk ñi nga xam ne tonus maanaam pas-pas ak kii mbir buy jolli xam nga foog nga am xarañte mu ne ci wàllu santé tey tóoroo yi dañuy am pas-pas am xarañte bu mucc ayib ci wàllu professionnel it ñoom dañuy nekk ni ñi nga xam ne bu dee defuñu attention mën nañ perte seen liggéey ci ay décisions yi jël yoo xam ne du décision dara àdduna amul solo fii lépp teraanga la donc lépp bi day jeex donc kon déjà loolee nekk na loo xam ne nee na ci biir loolu nañu gën a rationnel par rapport ak li ñuy def loolu daf leen ni mën a jàppale ba ñu mën a am li nga xam ne ñu ko bëgg ñu dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy Gémeaux yi ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne tey jii nag daa nekk journée boo xam ne xeetu xuloo xeetu réeroo xeetu divergence xeetu incompréhension xeetu ñàkk bokk gis-gis xeetu ñàkk déggoo loolu yëpp cocktail explosif la dañ koy dajale mu jëm ci seen vie sentimentale nañ def attention musiba naaru lay waaw musiba naaru lay mbaa bu kumba la du naaru lay sax mbaa bu kumba la lii mooy musiba mbaa bu kumba nañ ci def attention bu baax bu dee célibataire yi nag ñoom ci seen jëm bopp comme seen nobanteel ak yooyu xawul dëgër ñoom dañuy bàyyi mu sedd dañu xam seen bopp waaw coow jubul léegi mu ne ci biir loolu santé dee leen reetaan dafa baax di xàqtaay souriez la suur vie yi est belle xam nga laa ni léeg-léeg moom ek yenn xaatu xàqtaay yu mucc ayib yoo xam ne daf koy faral di ko def léeg-léeg yu seytaane kay ngay wax waaw yu seytaane waaw astafurlah sama xarit la mu ne yooyu reetaan ji nga commencé na jolli jógal na jóg daal bàyyi mu ngoog boobu la waaw nee na xeetu reetaan bii nii dafa nekk li nga xam ne waaw mu ne xeetu reetaan bi dafa nekk li nga xam ne baax na léegi li ci kii mooy dafa ne reetaan boobu na ko partage maanaam wàllu ko ñi mu nekkal waaw loolu ci wàllu santé dafay nekk li nga xam ne dafay baax voilà gis nga maytee ñëw na wàllu nañ courant bi jàll na daa ñëw ba ci àll mu def barrage de jamaa léegi mu ne ci wàllu professionnel mu ne ci wàllu professionnel waaw mu ne ci wax day wax dëgg wàllu professionnel mu ne ñoom dañu nekk ne ñi nga xam ne wax dëgg neex yàlla tey Gémeaux yi nag amuñu confiance ci seen bopp malheureusement ça arrive des fois ni da ngay dem ba benn jamono doo am confiance ci sa bopp loolu dafay nekk li nga xam ne nañ si taxaw baax mais nee na bul ñu décourager pour ñu mën a atteindre seen objectif donc dafay jàll incha allah ñu dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy cancer yi mu ne ñoom dañuy nekk ni nga xam ne dëgg la naam ki ñuy bëggante nañ mais day am benn distance buy xaw a nekk seen diggante ça arrive mais loolu dafa nekk li nga xam ne toujours dafa am ligne rouge nee na buñ ko dépassé
waaw maanaam bu ko jéggi. barrage donc voilà barrage bi buñ ko jéggi ñi nga xam ne nag ñoom ñooy célibataires yi fi mu nekk nii tey la ñuy am frisson ragal xeetu ragal goo xam ne xam nga célibataire boo xam ne musul am coro kon ndaw si laalee nii yaram bi day yëngu vibré. sensation mais courant électrique. sensation waaw nee na frisson boobu noonu day tàmm ko loolu day am frisson boobu noonu moo tax ci biir loolu nee na nañ xam ne nag amul nag ça doit être réciproque. waaw loolu dëgg la. waaw réciprocité boobu dafay faral di jokkalante. bëgg goo gis rek bëgg yëg a koy fay yëg a koy fay te lu jógee ci xol lay dugg voilà très bien là muy jollante donc loolu dafa nekk loo xam ne lu am solo léegi nag ci biir loolu nee na nañ def seen hygiène de vie xam nga mbégte rek di lekk lu la neex cancer yi da ngeen di feebar. hygiène de vie nee nañ ci bàyyi kontaan continuer nañ def lu la neex nga lekk nañ ci bàyyi xel bu baax a baax. waaw ci wàllu travail mu ne ñoom dañoo nekk ni nga xam ne il faudra ñu xaw a maîtriser quand même seeni termes maanaam priorité urgence importance lépp li nga xam ne xalaat nañ ne daal priorité la nañ xool nuñ koy coacher mu ne loolu dafa nekk loo xam ne lu baax lay doon. ñu dem ci ñi nga xam ne ñoom ñooy lions yi Cheikh ñoo judd 24 juillet jàpp 23 août mu ne ñoom dañoo nekk ni ñi nga xam ne wax dëgg neex yàlla de dinañ passer de bon moment de ak ki nga xam ne ñi ngi bëggante ak moom léegi bu fekkee ne nag ay célibataire lañ nañ jàng ni ñuy doxaane waaw. ay doxaan dañ koy jàng. doxaan doo ko jàng. lu ma ci xam. da ngay ñëw di mu ne yow mosuñu laa doxaan ci la doxaan te jàng ko daa ñëw rek ne la laaj sa tem nga ne ko sa tem loolu rek la. dafa am bas de procédure. moo doon procédure. yow moo tax boo joxe exemple ngay joxe exemple. laaj yow man sama xarit nga. waaw nekk sama xarit yow parce que xam naa lu ma la wax doo mer sama xarit nga. yow moom du ma mer sama xarit nga. léegi mu ne loolu donc nañ jàng doxaan nañ jàng doxaan dafay nekk loo xam ne lu baax lay doon. mu ne waaw léegi ci wàllu santé ñoom dañu nekk ñi nga xam ne il faut pas ñu hésiter quand même di lekk ku baax xam nga mayte lekk dafa war a baax pour nga bañ am ay trouble digestif am na lekk yu dëgër yoo xam ne boo ko lekkee wala nga mélanger jax voilà donc daf lay voilà très bien merci daf lay indil ay difficulté ak jafe-jafe yoo xam ne da nga koy am ci wàllu santé trouble digestif donc nañ ci bàyyi xel bu baax mu ne ci li nga xam ne mooy wàllu professionnel ñoom ñi nga xam ne ñooy lions yi mu ne ñoom dañu nekk ne ñi nga xam ne par rapport ak loolu lii nag waxuma ko nee na lions yi nañ modeste pour ñu mën a nekk au devant humble et modeste. waaw incha allah loolu nee na moo am de. waaw bu ñu ko defee rek incha allah rabi yàlla na ci def sutura ñu jàll ci vierge yi papa kii Cheikh Fall nee na ñoom ñoo judd 24 lu jàpp 23 septembre mu ne ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne jarul ñuy anticiper coow xam nga léeg-léeg sa jabar jàpp la ngay wuyu téléphone mu ne la ba ñu wàcc yow bul anticiper de bàyyi rek mu set. de toute façon yow xaaral boo ngoon rek. waaw xëy dee gont dee yëpp di nga fanaan ne non xëy dee gont dee yëpp di nga fanaan ne alaaxira jarul yàkkamti yow koy xaar ko rek nee na nag di nga ñëw léegi nag yéen ñi nga xam ne ngeen am soxna ñu jàpp leen ci loolu nee na grand bàyyi la mu set bu leen ko lijjanti à distance munul nekk di nga ñëw waaw di nga ñëw wiiri jaari ndaari tànk ci suuf jaar ci suuf di ngeen daje. te boo moytu na jour boobu la ndaari di neex. ndaari day neex. maa la wax dafa waaw léegi nag mu ne dèjà loolu nañ ci bàyyi xel baax ci biir loolu mu ne ci wàllu santé ñoom dañuy nekk ni ñi nga xam ne tey nag dañuy nekk journée de déprime vierge yi jarul ñuy déprimer nit da nga war a mën a téye mën a téye sa bopp maanaam maîtriser sa bopp ba nga xam ne sentiment wala lu mën a ñëw di nga ko mën a coacher. di nga ko mën a gérer loolu dafay nekk loo xam ne lu baax lay doon. mu ne ci wàllu professionnel vierge yi ñoom dañu nekk ne ñi nga xam ne war nañ gën a mën a wane seen efficacité maanaam seen xarañteef seen pas-pas di jëlee initiative sur le plan professionnel mu ne loolu nekk loo xam ne léegi nag mi ngi leen di wax yéen vierge yi da ngeen def attention ci décision yi nga xam ne da ngeen koy jël moytu leen de mun ngeen jël décision boo xam ne di ngeen ci bëgg a génn dootul génn. mu tële ñu dem ci balance yi Cheikh Fall balance yi ñoo judd 24 septembre jàpp 23 octobre. mu ne laari la mu ne ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy groupe boobu ci balance yi ñi judd 24 septembre jàpp 23 octobre mu ne ñoom dañu nekk ni ñi nga xam ne wax dëgg neex yàlla de dañoo dem ba xaw a maar ci seen vie de couple parce que affaire yi. mu war a jàppande wu ni maanaam bëggante bi sax xaaral rek dafa concentré xaaral rek maanaam bëggante bi sax mi ngi fi mais da ngay bugg concrétiser maanaam waaw concrétiser léegi boo toogee ab diir concrétiser wu da ngay jékki-jékki di douter affaire yi soof la yàpp xaj nag kii de waxul ak man non yow mën nga judd ci suba ñii may waxal judd ci ngoon ça dépend rek léegi ñooñu nee na waaye sagu yi tamit nañ ko moytu dama lay wax rek mu ne balance yi aussi nañ bàyyi xel ci loolu
maanaam tey jii Mayte mun nga yow sax am nga ba pare Kati Ndiaye mun na am ku muy buggante ñu nekk ab diir te waa ji concrétiser wul benn moment day commencer di douter loolu nit la c'est normal. mais loolu jërul du danga ko fi bàyyi ne ko fi ñukk ni yàq bu naqari rek. peut-être le commencement la. bu dee chaque jour nga ni ñukk commencé waat. mais ku xamul li nga bëgg aussi yow nga xam li nga bëgg nañu waxante dëgg. nit doo tax de sa bopp ci benn affaire rek ay am sa nag di ko fees bu bàyyi sa nag bi di xool nagu jàmbur ba ay lijjantil sa nag rek. ah mais man sama gérer nag ko ba mu jeex gérer ko rek gérer leen ko ba mu jeex. ok yow moom bàyyiwoo yow bàyyiwoo kon bul ne bàyyi. man xam nga man dañ maa bawoo jàpp sax ah. dañ maa jàpp ak ñaari loxo ak ñaari tànk. waaw kon bawoo. nga xam man woykat bi dafa woy ndee la yaay ja bëgg na ma papa ji bëgg na ma ay mbokkam bëgg nañ ma kon man mënumaa bàyyi damay toog rek muñ xaar yàlla. na concrétiser. ah yàlla baax na. santé mu ne ñoom dañu nekk yi nga xam ne parfois vous êtes tendu maanaam da ngeen di xaw a day tendu mu ne loolu dafa nekk li nga xam ne da ngeen soxla relax Mayte dem géej. dem def li ma doon wax sànq rek waaw def yoga da ciy baax. waaw da ciy baax dem géej def yoga wala nga dem seet sa benn xarit boo xam ne melul comme aal ngeen doole ngeen waxtaan bu am solo. yow de soo wàccee teg man ne ma dama ne topp yow dinaa la xaar. loolu mën naa seen débat yéen ñaar bu yoon wàccee moom kéemaan na lool xaw ma nag nooy def tey. loolu waaye tey moom aalang lay xaar tey ci bopp koñ bi. lii ma wax ni daal ci kaw antenne bi bu ñu génnee ci antenne bi leneen la baadu gars yi changé ngeen kap. lii daal moom ci kaw antenne bi laa wax. looloy professionnalisme booy liggéeyal sa liggéey soo leen génnee ngeen def leneen. mais lii may wax nii parce que yow lii mooy liggéey. li ma wax nii daal li muy def nii lan la. li may wax nii liggéey li may wax nii daal ci antenne bi la yem bu ñu génnee ci antenne bi leneen la waaw voilà donc mu ne loolu nañ ci baax boo amee xarit yu melul ni àll di nga mën a dem waxtaan ak ñoom donc loolu dafay nekk loo xam lu baax lay doon ci biir loolu nag mu ne ñoom seen jëm bopp il faut ngeen def tuuti discipline nag les balances là ci seen méthode de travail ci ni ngeen di doxee maanaam ngeen bañ a perturber di def lu leen neex mu ne loolooy nekk na loo xam ne bu ñu ko defee dina nekk loo xam ne luy baax lay doon kon déjà loolee nañ ci bàyyi xel bu baax a baax bu ñu jógee ci balance yi nag ñu ñëw ci scorpion yi mu ne ñoom dañoo nekk ne ñi nga xam ne bu dee célibataire yi xaar leen le bon moment nekk ci bon endroit pour mën a am rencontre sérieuse ndeysaan waaw bon moment bon endroit pour mën a am rencontre sérieuse maanaam nekkal ci fu baax bi di xaar waxtu wu waax bi pour mën a jàpp lu baax li déggal loolu dara fay ko. non sama tur bi nag lañ koy def ko en 2 parties syllabe lañ ko def bon. déggal loolu kañ la tur waaw voilà wax kon yëgoo li xew. wax nga dëgg bon moment bon endroit. muy bon. ngeen am nee na rencontre bu sérieuse mu ne bu fekkee da ngeen nekk ci wàllu couple nag dina may occasion yu bëri yoo xam ne pour ngeen wan ci ngeen yi bëgganteel ne ko bëgg naa la loolu daf ci baax àdduna moo demee noonu. waaw Seydina est-ce que xam nga ne ku rëy du wax je t'aime. kooku dañ ko ku rëy du wax baal ma. kooku nañ ko yóbbu hôpital ku rëy du wax dootuma ko defati. ku rëy du wax je t'aime. nañ ko yóbbu hôpital. dañ koy faj santé bi mu ne ñoom dañ nekk nit ñi nga xam ne dëgg la mun ngeen am ay yenn allergie nit da koy xam nga des fois nit sax da ngay allergie nit nii mu laal la ni nga allergie ko des fois day am. léegi nag mu ne nag yéen ñooñu scorpion yi loolu bu leen ko def allergie nit baaxul parce que doo leen mun nekk. problème day am. ñu jógee ci loolu mu ne travail ñoom dañuy nekk dañi nga xam ne dañuy jóge ci benn équipe ci benn liggéey personnel dem ci liggéeyu équipe mais xam nga loolu nag du yomb àll il faut nga jàng liggéey en équipe xam nga mun nga liggéey yow kese benn moment nga dem di liggéey en équipe donc neen loolu aussi nañ ci bàyyi xel ba xam ne mi ngi waaj a ñëw ñu dem ci sagittaire yi Seera Fall mu ne ñoom ñoo judd 23 novembre jàpp 20 décembre mu ne ñoom dañuy nekk ni ñi nga xam ne dëgg la ñu ngi commencé nag di amay xel ñaar ci ki nga xam ne ñu ngi nekk ak moom ñu koy commencé amay xel ñaar mais nag loolu day jàll ça arrive ko ay moment yoo xam ne day am ay doute mu ne bu dee nag yéen ay célibataire ngeen bu situation bi taxawee noonu def leen tekk xaar pour après ngeen mun a jàll ci leneen mu ne ci wàllu liggéey bi nag yéen sagittaires yi da ngeen nekk nit ñi nga xam ne il faudra ngeen équilibrer seen vie de couple ak vie professionnelle Mayte munoo meree sa kër bu ko indi ci fi ngay liggéeyee amul fenn munul nekk wala nga meree ci fi ngay liggéeyee bu ko yóbbu sa kër loolu munul nekk nañ ci bàyyi xel nga def ci attention bu baax mu ne ci wàllu santé inquiétude yi nga xam ne am ngeen ko ci wàllu woowu noonu du dara c'est normal àdduna nit yaram day tooy di sutante mais day bàyyi ñu dem ci capricorne yi Seera Fall mu ne capricorne yi ñoom dañuy nekk ni nga xam ne ci wàllu amour mu ne bu ñu xoolee tuuti journée tey bi mooy journée bi gën a mucc ayib pour yenn problème de couple yi ngeen amoon yëpp ngeen waxtaan si xam nga réeroo amul ñàkk waxtaan moo am nee na tey boo leen si waxtaanee nag dafay nekk loo xam ne lu baax lay doon waaye nag bu dee célibataire yi
bu leen raté occasion tey de tey occasion baax la pour ngeen mën a présenter wu dem ci seen colo xamal ko ne mbëggeel dox na seen diggante loolu day nekk loo xam ne lu mucc ayib la mu ne ci wàllu santé ñoom dañuy nekk ni ñi nga xam ne bonne humeur dem leen def sport loolu boo leen ko defee rek mu ne da ngeen mën a garder seen forme mu ne sur le plan professionnel il faut ngeen ambitieux nag xam nga nit ki bu fekkee da ngay liggéey ci dara rek te amoo ambition doo ci génn. dëgg la il faut être ambitieux dans la vie pour mun a jàll. ñu dem ci avant signe bu mujj bi nag moom mooy verseau yi mu ne ñoom ci wàllu amour dañuy nekk ñi nga xam ne seen vie conjugale nekk na loo xam ne fi mu ne nii am na sérénité boo xam ne taxaw na si bu dee célibataire yi la nag ñoom dañuy nekk ni ñi nga xam ne nañu gën a yokk seen wërsëgu ndoxante pour mun a am li ñu bëgg. day baax mu ne ci wàllu santé ñoom dañuy nekk ni ñi nga xam ne il faudra ñu déconnecté wu tuuti pour stress bi nekkoon ci ñoom mun a deñ professionnellement parlant nag mu ne ñoom dañuy nekk ni nga xam ne il est temps nag pour vraiment ñu teg seen loxo ci seen wàllu vie professionnelle pour mun a am ndam al ñu dem ci signe bu mujj bi muy poisson yi mu ne ñoom dañuy nekk ni nga xam ne xam nga jigéen dafa war a am sixième sens soo amee jëkkër comme al nii jubul da ngay am sixième sens sa njort da lay may dara ba nga xam ne bu defee benn affaire rek da nga koy jàpp donc loolu nee na nekk na loo xam ne yéen poisson yi jigéen ñi seen sixième sens tey dina leen dimbale lool sur le plan sentimental pour ngeen mun a am li nga xam ne da ngeen ko bëgg donc kon déjà loolu na ngeen ci bàyyi xel bu baax a baax boo leen ko deful nag mu ne waa ji boo ko waxee daf koy choqué parce que day tiit du xalaatoon ne yow am nga xam-xam boobu noonu ki nga xam ne moom mooy santé bi mu ne ñoom dañu nekk ñi nga xam ne soxla na ngeen di def ay étirement maanaam di fudd yu demee noonu daf leen di mun a jàppale sur le plan professionnel nag fan la ñuy mujjee àll mu ne par peur d'échouer mu ne loolu daf leen ni mën a permettre ba ngeen xam ne da ngeen jël temps ngeen mën a réfléchiraat bu baax par rapport ak seen bi boo leen ko defee rek incha allah rabi conséquences yi nga xam ne mi ngi ñëw dina nekk loo xam ne di ngeen mën a méfier wu ba mun koo dëgëral bu baax a baax donc kon déjà loolu moo nekkoon horoscope bu tey bi àll mu nekkoon fukki signes ak ñaar yi di am yaakaar ne ku ci nekk am nga luñ la ci gis ni ñu ko pàccale pour nga xool ak seen doxalin. merci Seydina borom ñaari galon yi looy tàggoo il est 9h. waaw li may tàggoo daal mooy di gërëm sama bopp maa ngi sant sama bopp di sant vraiment sama bopp di ko santaat bu baax a baax maa ngi gërëm sama bopp ci mbégte gi nga xam ne am naa ko tey ci liggéey bii nga xam ne sant nañ ma ko ma def ko comme ni nga xam ne yaakaar naa ne loolu laa ko war a defee maa ngi sant sama bopp maa ngi sant Firdawsi laari sama xarit bi maa ngi koy siyaar bu wër maa dellu ziar. bàjjen Mayte naa ngi ziar. siyaar nañ la tonton Al jërëjëf jërëjëf waa God family maa ngi leen di siyaar Cheikh Fall di leen kontaan ci yéen baax baax wax leen got nag ñaan yi na gaaw donc di gërëm ñëpp. Baatu waaw malaaka amin bi da koy yónnee rek. ñu romb fii na gaaw ma leen jox dig daje incha allahu rabbi suba. incha allah donc ci seen horoscope ak comme nii rek ambiance di amaat mbégte rek comme di ñëwaat ak yéen di def lu ma neex. di la saf man yow laa bëgg. di la saf di fëlaale di sànneeku. wéroo yi da ngaa wérul rek moo tax kenn du la